mbokk yi di leen nuyu rek saa su ne na leen daan nuyoo fii ci Sénégal Buzz 221 am na ñu koy defee rek ak yéen saa su ne di ànd ak yéen ci li nga xamante ni moo di actualité du jour. actualité du jour nag tey ñu dooree ko ak li nga xamante ni tey moo di mbirum Bougane Gueye Dany ak ginnaaw bi ñu jugee ci mbir moomee nga xamante ni tey moo di mbirum Bougane Gueye Dany nag dinañu wax ci li nga xamante ni tey moo di Fatou Laobé ak Pawlish Mbaye ni ko noonu nag bu ñu jugee ci kàddu Fatou Laobé ak Pawlish Mbaye nag dinañu ñëw ci ki nga xamante ni moo di Assane Diouf ni ko noonu nag bu ñu jugee ci ki nga xamante ni nag moo di Assane Diouf ñu ñëw ci Wouly ak Lac de Guiers 2. dooree ko rek ak ki nga xamante ni tey moo di Bougane Gueye Dany ginnaaw bi ngi ko dalalee woon démb ci maison de presse boobu di Sen TV moom Bougane Gueye Dany nag ma ngay xamle ni nag ni ko démb bi mu wàccee sur le terrain daje ak ndaw yi nga xamante ni nag ñoo di nekk foofee ci marché Sandaga lenn rek la fa jëlee moo di méttitu xol ak naqar bi ñu ko laajee nag lan moo waral loolu rek moom Bougane Gueye ma ngay xamle ni nag bi mu wàccee sur le terrain jeunesse bi nga xamante ni nag gis na leen ñu jàng ba yor seeni ay diplôme ak ñi nga xamante ni nag ñoom it jàng nañ seen métier taxaw sur le terrain di jaay li nga xamante ni nag moo di ay matériel yoo xamante ne mënu leen satisfaire waaye nag yokk ci li nga xamante ni nag moo di immigration bi nga xamante ni nag yëg na ko am si 130 personnes yi nga xamante ne ñàkk nañ ci seen bakkan foofu ca géeju Méditerranée boobu nag loolu lépp nag doon ay kàddu yoo xamante ni moom Bougane Gueye Dany yëkkati na ko nag di ko naqarlu bu baax a baax ànd ci ak métitu xol di delloowaat nag ay kàddoom ki nga xamante ni nag moo di état ngir mu gën a bàyyi li nga xamante ni nag moo di jeunesse bi xel ndax ñoom rek la ñu war a taxaw ñoom rek la ñu war a bàyyi xel moom nag Bougane Gueye Dany yëkkati na sax ci ay kàddu di xam ne nag li nga xamante ni nag mi ngi koy yóotu di bopp réew mi bis bu ko suñu borom tegee ci loxoom nag jox na ne nag ab giir boo xamante ne ci juróom at bis bu ko suñu borom tegee ci bopp réew mi lépp loo xamante ne nag ab jàngoro la joo xamante ne jeunesse mi ngi koy jooy gëm na ni nag moom Bougane Gueye Dany dina ko saafaral. ni ko noonu rek ba tey dañuy des ci ay kàddu ki nga xamante ni tey moo di Bougane Gueye Dany ginnaaw bi ñu ko laajee alliance bi nga xamante ne ndax mën na dox digganteem ak Ousmane Sonko ak kàddu yi mu fa yëkkatiwaat rek ba tey moom Bougane Gueye Dany bi ngay xam ne ni nag moom ak Ousmane Sonko ay ndaw lañu ay jeunes lañu bokk nag yoon bokk aussi li nga xamante ni nag moom la ñuy yootu muy le président doon li nga xamante ni moo di njiitum réew kon nag lépp li nga xamante ni nag moo di booloo boobu ñuy xaar seen diggante mën naa ne waaye mën naa bañ a nekk ndax it léeg-léeg du ñàkk ñu jonjante ndax ñaar ñi nga xamante ne nag ñoo bokk li ñu bëgg mënut a yomb ci kenn lu dul ku ci ne rek da nga am li nga xamante ne nag moom nga bëgg te nag moo ko Ousmane Sonko dañoo bokk li ñu bëgg muy jiite réew mi kon nag mënuñoo bokk li nga xamante ni nag moo di yoon loolu nag doon ay kàddu ki nga xamante ni moo di Bougane Gueye Dany. ginnaaw loolu mbokk yi ñu ñëw ci coow li nga xamante ni nag doxoon na ci diggante Fatou Laobé ak Pawlish Mbaye ginnaaw nag sortie yi nga xamante ne nag Pawlish Mbaye nag doon na ko def di tooñ ñenn ci ñi nga xamante ne nag mat nañ ko papa wala yaay ci musique sénégalaise bi di leen ci sànni li nga xamante ni nag moo di ay xeer nag ni ko noonu nag coow loolu doxoon ci digganteem ak Fatou Laobé ba génn tontante di ci am ginnaaw nag ba plainte juddu ci coow loolee noonu nga xamante ni nag doxoon na ci diggante Pawlish Mbaye ak Fatou Laobé nag ginnaaw loolu nag mel ni nag jàmm doxaat na ci diggante Pawlish Mbaye ak Fatou Laobé ginnaaw boobu. xaat na ci diggante Pawlish Mbaye ak Fatou Laobé ndax it keroog gis nañ Pawlish Mbaye def sortie di wax ni nag yëkkati na 500 000 francs ak peñe may ko kooko di Fatou Laobé loolu lépp nag taxul nag coow loolu wàccoon nag waaye ba ñu demee fee nga xamante ni nag moo di yoon ñaan njekk ak teranga yi nga xamante ni nag ñoo di ay kilifa Pawlish Mbaye nekk ci ginnaawam bi Fatou Laobé nag jëlee lépp tegaat ko ci suuf nag moom Pawlish Mbaye wàccaat na ci suuf di jéggalu bu baax a baax ki nga xamante ni nag moo di Fatou Laobé di ko xamal ni ko ni nag yaayam la moom Pawlish Mbaye doomam la da di xale te xelu xale rek moo koy jàpp ci mbir yi nga xamante ne mi ngi koy def waaye nag ba tey rek di xamal nag yaayam Fatou Laobé rek saa su ne kaf lay def ak foo ak ree di bëggal ñi nga xamante ne nag moo di sénégalais waaye nag du coobare moo tax mu jug di ko dépassé wala mu koy wax naka su dul noonu moom Pawlish Mbaye nag dem na ba xam ne nekk ci ay kàddoom incha allahu rabbi li di aju màkk déwén fas yéene naa yóbbu ki nga xamante ni moo di Fatou Laobé foofu ci màkk
ngir mu aji Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. loolu lépp nag lenn rek waral ko moo di jiboo gi nga xamante ni nag dox na seen diggante moom ak Fatou Laobé. yooyee kàddu nag doon kàddu yi nga xamante ni nag Pawlish Mbaye yëkkati na ko lépp rek daloon ci li nga xamante ni nag moo di malentendu xëy na ñi ko sénégalais jàppee woon ak ñàkk a déggoo ci ay kàddu, waaye loolu nag xawoon na ba Pawlish Mbaye nag yëkkati ay kàddu njéggal ak tuut di ko jëmale ci yaayam jooju noonu di Fatou Laobé. ba tey mbokk yi rek di ñuy jugee ci ki nga xamante ni nag moo di Pawlish Mbaye ak Fatou Laobé dañuy ñëw ci mbiru ki nga xamante ni nag moo di Assane Diouf. moom Assane Diouf nag gis nañu ko démb mu daje ak ki nga xamante ni moo di Bougane Gueye Dany foofee ca marché Sandaga. ginnaaw nag ba ñu dajee ak Bougane Gueye Dany foofu ca marché Sandaga moom Assane Diouf nag yëkkati na ay kàddu di waxtaan ak ñi nga xamante ni ba tey moo di jeunesse bi di xam le ni nag état du Sénégal bi lijjantiwu leen faalewu leen kon nag jeunesse bi ñoo war a jug takku doon benn ngir ñu mën leen a bàyyi xel bu baax a baax ci réew mi. waaye nag ba tey moom mi nga xamante ni nag mooy Assane Diouf dem na ba yëkkati ay kàddu yoo xamante ne nag xaaruñu ko woon ci ñoom ngir muy xam ko xaaruñu ko ci woon ci moom ginnaaw bi mu ko yëkkatee nag mi ngi koy xamal jeunesse bi di leen xamal ni nag marché bii di marché Sandaga état bi leen nag lay wàcc ci marché bi mooy raser ko teg ko ci loxo ñi nga xamante ni nag moo di waa Auchan. loolu nag doon ay kàddu yi nga xamante ne nag Assane Diouf yëkkati woon na ko démb di ko xamal ñi nga xamante ni moo di jeunesse bi nag mu doon ay kàddu yoo xamante ne nag jaaxal na sénégalais yëpp lenn nag la leen ci woo moom Assane Diouf mooy ñu takku bañ a seetaan benn yoon ba li nga xamante ni nag moom la état du Sénégal bëgg a jëflante ak ndaw yi nga xamante ni nag moo di ndaw Sénégal nga xamante ni nag amuñu xëy amuñu liggéey amuñu lenn li nga xamante ni nag ñu ngi koy def ci seen réew rawatina nag place bi nga xamante ne nag fi la ñu nekk di daan seen doole di ci am as tuut ñu bëgg koo jël jox ko ñi nga xamante ni nag moo di waa Auchan. loolu nag Assane Diouf nag yëkkati woon na ko démb nag di xamle ne nag ndaw yi nañu bañ tëdd ba tëdd ci suuf nag di xamle nag loolu état Sénégal bëgg a def buñ ko may benn yoon buntu wala yoon bi nga xamante ne nag dina yeggali yéenam. loolu nag doonoon ay kàddu ki nga xamante ni mbokk yi moo di Assane Diouf ngir partager ak jeunesse bi li nga xamante ni nag moom la état du Sénégal di wàcc ngir jëfalante ko ak ñi nga xamante ni moo di waa Auchan. loolu doonoon nag ay kàddu leeral yu jóge woon ci ki nga xamante ni moo di Assane Diouf. kàddu yi nga xamante ni nag yëkkati woon na ko moom Assane Diouf mbokk yi dañuy ñëw ci ki nga xamante ni nag moo di Wouly ak ki nga xamante ni moo di Lac de Guiers ak ginnaaw nag interview bi nga xamante ni nag Wouly defoon na ko ci maison de presse boobu di Lutte TV di waxtaan nag dem ba yëkkati ay kàddu di xam ne nag ginnaaw Lac de Guiers lamb yi nga xamante ni mi ngi koy bëri di nul reliquat woon bu mujj bi mu bëri ak Eumeu Sène nag daf si doon moom daf ko waroon a jënd ci li nga xamante ni nag moo di ay ndogu partagé ko ak sénégalais yi kàddu yooyu nag Wouly yëkkati ko ni ko noonu nag la Wouly xam le ne nag xëy na jot ki nga xamante ni moo di Lac de Guiers 2 par téléphone ginnaaw bi ma ko jotee par téléphone nag li ko Lac de Guiers xamal nag mooy menacé na ko dem nag ba di ko waaj a saaga loolu nag Wouly mi ngi ñu koy xamal nag Lac de Guiers def na ko moom nag Wouly mi ngi yëkkatewaat ay kàddu ci live Instagram bi mu ameloon ak Lamine di xamal ni sénégalais rek kàddu yooyu mu yëkkati woon ci digganteem ak Lac de Guiers lenn rek moo taxoon mu yëkkati woon ko lu dul kaf ak foo comme ku ñu ko ñëkk a xamee rek nu mu koy defee ak mbër yi waaye yëkkatiwu ko ngir lenn mën a dox ci digganteem ak ki nga xamante ni nag moo di Lac de Guiers moom nag mi ngi xamal ni Lac de Guiers nag kàddu yooyu yëkkatiwu ko ngir ñaawal ko wala mu yëkkati ko ngir wax ko loo xamante ne nag daf koy métti daf ko yëkkati woon rek ngir juste ko kaf ak moom ak foo ak moom waaye nag xaarul woon ci ki nga xamante ni nag moo di Lac de Guiers 2 woo ko téléphone di ko menacé dem bay waaj a yegg ci di ko saaga loolu nag doon ay kàddu yi nga xamante ne nag Wouly yëkkati woon na ko di ko partagé ak sénégalais waaye di ko wax bu baax ki nga xamante ne nag mooy Lac de Guiers ngir mu bàyyi xel bu baax a baax ci diggante mbërëm yi nga xamante ni ñoo di ay mboroomu mbërëm te mu bokk ak ñoom làmb ji di xam ne nag lépp rek làmb la kaf la foo ak ree loolu nag mbokk yi doonoon kàddu yi nga xamante ne nag Wouly yëkkati woon na ko démb doxoon ci digganteem ak ki nga xamante ni tey moo di Lac de Guiers numéro 2 ni ko noonu nag mbokk yi la ñu ñëwee woon ak yéen fii ci Sénégal Buzz 221 ni ñu koy defee di ànd ak yéen saa su ne ci li nga xamante ni tey moo di actualité du jour ni ko noonu nag lañ leen ko tënkalee woon tey mbokk yi di leen jox dig daje ci beneen numéro incha allah jërë ngeen jëf.